acca mu ngi noonu bàkk bi jibatina seen doom tewatina mu di Bifa l'animateur de la nouvelle génération seen émission bu mag bile ñu daal di koy dippee Buzz xam nga ne ay ndaanaan rek lañu ciy dalal tey ñu dalal koo xamante ne franchement c'est un kenn d'autre que contesté c'est l'enfant chéri de la Médina un jeune toujours jovial il a su que tout le temps moo koy wax que les soucis urbaines ne sont plus seulement la vitrine des revendications sociales ni modèle d'expression jeune waaye solution la war a doon tey moom la ñu seet fi nga xamante ne moom it moo di ndaanaan jamono gi il est toujours au-dessus de la toile kooku mooy kan le Neymar mooy kan l'enfant chéri de la Médina El Hadj Keita mon ami de valeur. sama waa ji Bifa. salaamaaleykum Bifa mon frère maa ngi lay nuyu. di la dalal jàmm fii ci Médina di kontaan ci waa RDV si seen teewaay seen déplacement nga ñëw seet si El Hadj Keita kontaan naa ci yéen. ñoo la gën a kontaan ndax saay boo ñaanee mu yokku yaakaar naa ne sama waay nga xamante nañ bu baax a baax mu nekk nit ku ñaan koo xamante ne franchement RDV dafay am mbégte di ko dalal fi nga xamante ne aussi j'espère que mooy première fois man itam ma ànd ci waa RDV daal di ñëw di seeti sama ndaanaan bi nga xamante ne moo di El Hadj Keita il est toujours au-dessus de la toile wax naa ko mais boo waxee El Hadj Keita tu vas sûrement parler d'un gars qui est tellement modeste un gars bi nga xamante ne nii moom Baye Fall bi rek lay dund tey suñu émission bi di Buzz tey ñu say si la ndax nag bu corona bi ñëwee ba tey yaakaar naa ne métti woon na lool waaye nag macha allah sama waa ji ba mu demee sentir nga sa bopp. waaw macha allah waaw corona bi de mbas bi de moo ñu téewoon. mais dem suñu borom def na ñu ibbi ñu am na ñu naan jeex na am na ñu naan jeexul. waaye ndem suñu borom def na ñun ibbi nañ ñu pour ñuy liggéeyaan loolu dañ ci sant yàlla rek suñu activité yëpp commencé waat nañ ko ñuy ñaan yàlla moom. loolu yàlla bu mu fi amati. ñu gis ñëw bu am doole. waaw parce que tamit li ñu tëju woon moo yàgg te tëju bi yëpp tëjuwuñu rek toog suñu coin non dañu tëju di liggéey dañ doon liggéey xam naa liggéey bi ñu doon liggéey ba ñu tëjoo mooy feeñ ni moo tax àdduna lépp liggéey la. waaw liggéey la rek parce que tamit boo bëggee dara da nga ci sonn. da nga ci sonn moo tax ñun musique la ñu jël opté nekk ay musiciens. kon faw ñu gëstu si faw ñu góorgóorlu ci faw ñu farlu ci def ci fulla def ci fayda ak li ci war ba suñu borom jàppale ñu si waa alhamdulilah. en tout cas alhamdulilah la ñuy wax ndax tey bu ñu nee Buzz da di émission boo xamante ne nii franchement daañu waxtaan ci carrière artiste bi. waaye itam solos li nga xamante ne aussi moom la téléspectateur yi di xaar si ñun parce que tout le temps on le dit que tout flatteur vit ou dépend de celui qui l'écoute ki wax ki déglu mooy mbokkam. alors bu ñu nee El Hadj Keita sûrement ñëw gi am na doole lool ba Sénégal ñëpp di ko coow waaye itam liggéey rek di ko wax. te ñu nemmeeku aussi tamit foofu damay ñëw question bu njëkk si question boobu ndax tey dañ koy waxtaanee. El Hadj ñëw mais bokkul ci benn label. waaw. parce que ñëw bi am doole lool. waaw parce que tamit xam nga yàlla day def di nga xëy suba di raam xëy suba rek dox parce que kenn ñaanul yàlla tamit parfois di nga bëgg nekk ci ay loxo. mais parfois di nga bëgg góorgóorlu pour demal sa bopp xool te yàlla def na nag jamono ji yëpp ñun ñooy demal suñu bopp. di liggéey nekkuñu ci benn label waaye suñu borom mi ñuy dimbali ba li ñu bëgg def ñu ngi koy def metti na trop mais on va avec parce que tamit àdduna lu mettiwu rek baaxul moo tax fi mu ne nii nekkuñu ci benn label ñuy góorgóorlu di jéem a marqué suñu empreinte. mais lan mooy problème bi ak label yi seen liggéey lañu antanul wala seen façon liggéey si boppam yow moo la neexul wala nu mu demee noonu. non xam nga nekkoon naa ci label génn foofu nekkaat ci sama yoon tu vois mën naa xëy suba amaat beneen label waaw parce que il faut jamais dire jamais noonu la demee mais dañuy job fi mu ne nii ñu ngi liggéeyal suñu bopp label yi baax na label baax na mais parfois dafay laaj nga génn dox yow kese. parce que àdduna paren saay da ngay nangoo wéet waaw boo nambee wéet rek lu bari dina la dimbali moom jamono ji loolu laa gis dama soxla wéet man kese may ñafe sama life pour xool nan lay demee waaw mais macha allah ba ma ko tàmbalee ba léegi alhamdulilah maa ngi ciy sant suma bopp. kon tey bu beneen label ñëwoon di la jël j'espère que da ngay xaaral ba ci kanam. non bien sûr mën nañ signer mën nañ lépp ci conditions yi la rek conditions yi ni ñuy liggéeyee
parce que tamit il faut jamais dire jamais comme ni ma la ko waxee mun naa xëy suba yàlla boole ma kenn ñu mu war a liggéey dañuy liggéey mais comme nii El Hadj Keita vole dans ses propres ailes. Alors les gens se disent que El Hadj il est un peu compliqué d'une façon musicalement parce que dafay andi argument moom ci mbiram loo am da koy imposer si ay wayam ba saa su nekk itam bu génnee mooy waral muy def succès et je me dis que bu tax bu ñu dégg El Hadj Keita nekkul ci label dafa mel ni sa façon liggéey la ñuy antanul wala dafa am sa propre style boo xamante si ngay liggéey wala sentiroo sa bopp si label yi ndax nemmeeku nañ sorties yi nga xamante ne def nga ko jamono yu toll nii yaa ngi si boîte de nuit yaa ngi Saraba yaa ngi feneen ak feneen te macha allah tëgg nga Sorano Sénégalais yi uy si la lool est-ce que bu doon label li nga si sentir sa bopp noonu. non bien sûr parce que comme li ma doon wax sànq rek affaire yi parfois da ngay jéem waaw àdduna da ngay jéem làmbatu parfois lu nit yi ne mënoo ko def nga jéem ko def parfois nag ndimbalu suñu borom day ñëw ndax yàlla ku mu teg loxo nga dem. waaw parfois nag dañuy xam ne lii suñu mbirum suñu borom la moo ñu teg loxo rek waaye du suñu jàmbaarte wala du suñu mën waaw El Hadj nag du question de label yi kii wuñu non c'est juste que parfois da ngay soxla demal sa bopp. waxoon nga ma ko nee nga ma defoon nañu émission nga wax ma lu mel te saa su nekk loolu yi nemee ko ci El Hadj Keita waaye itam ñu ñëw ci borom diyaay bi l'inspiration wax nga ko si tëkkunte la jóge mais tëkkunte bu positif mu dem ba anti ampleur tey Sénégal ñëpp bëgg ko tey nombre de vues kenn mëntu koo compter ndax chaque jour mu ngi gën di yokku alors succès boobu si son bi. waaw moom laa lay ñun moom succès man xooluma sax ay succès man naturellement laa koy dundee quoi feeling ma Baye Fall ma talibé ma waaw man moom artiste mbedd mi laa parce que si mbedd mi damay inspiré man moom waaw làqatuwuma daal déedéet ay artiste da ngay làqatoog yooyu noonu man dunduma loolu boo ñëwee sax ci café gi nga may fekk ma toog ak sama gars yi mafia bi fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii lañ ma ngéntee munuma jaay sama waa gox dara lu leen saf fii gis nga fii ni rue 23 bi fii laa juddoo gis nga rue 25 bii ni mooy sama kër famille yaay damay jàdd dugg sama kër famille man neexee damay jàdd rek añ foofu ñëwaat toog fii te bu ma neexoon ma dem Sacré-Cœur wala ma dem Almadies wala ma dem dëkk fu ma neex wuti appartement fu ma neex mais sama gox sama base Médina du ma leen bàyyi ndax ñoom laa am ñoo ma dooleel ñoo tax ñu xam El Hadj Keita waa Médina ñoo ma dooleel ñoo ma yëkkati kon ku la yëkkati bul ko fit bàyyi dem de bu may dem di perte li may amoon fii moo ma saf Médina moo ma saf ku fàttali la fal folleeku moo tax maay king bi suñ borom def na ko déedéet king bi fii Médina foofu lay ñëw foofu damay défier gars yi maay king bi fii Médina déggoo ma de défier naa gars yi fii maay king nga ne Médina maay king bi loolu yàlla def na ko jamono gi yàlla def na ko waaw acca parfois day baax ngay wax waaw ngay cuq ñoom Pape Birame non Pape Birame suma mag la mais lu mujjee feeñ njëkk siw loolu suñu borom moo koy def Pape Birame suma mag la suma xarit la daf may jàngal guitare ma koy jox sama guitare muy jël sama guitare non mi ngi fi di waajal yu garaaw mais suma mag la nit mënul magam ala kulli xaali waaye mujjee feeñ njëkk siw loolu yàlla moo koy def si foofu laay ñëw Médina bi laay teg sama tànk parce que jamono yéen ñu ngi nemmeeku aussi suñu papa ki nga xamante ne franchement moom boo dee king yaakaar naa ne mooy le roi mu nekk koo xamante ne mooy Youssouma Jigéen ñu nemmeeku ne moom jël na recul tuuti ci mbir yi boo ko bi nga léegi c'est qu'est-ce que ça non ñooñu ay monument la ñu level bi bul wax sax tudd papa Youssou Ndour di ci tudd ay kii ñooñu seen level dafa kawe ñun yeggaguñ fa xaajaguñu fa sax. mais ginnaaw ba nga déggee ne moom actuellement reculé na. kooku fu mu jaar yoon la. bul fàttali daf la joxoon lenge. non kooku fu mu jaar sunu papa la. kooku fu mu jaar yoon la. ñooñu doo dugg sax seen détail parce que ay vieux papa lañ suñuy papa lañ. ñooñu ñoo tax ñu xam moom musique ñooñu ñoo nàmpatal suñu musique
ñooñu fu ñu jaari yoon la waaw ñooñu duñ dugg sax xanaa ñun ñu leen di dékk suñu loxo ñoom ñu ñaanal ñu ñun loolu lañu am ci ñoom mais ñooñu duñu dugg sax ci ay détails di wax ay kii déedéet ñooñu fa ma leen teg dafa sori waaw fa ma leen teg dafa sori bàyyu Birane Ndour Abdoulaye Darou Mbar Birane sama DG ñooñu fa ma leen teg dafa sori loolu bokkul level yooyu bokkul level yi bokkul bokkuñu level boobu yé du ma laal foofu waaye bokkul waaw yée papa yow bu génnaatoon léegi nga xam ne dëgg lépp dëgg la de bon mais ba nga yëgee nouvelle bi ne moom jël na pause non qu'est-ce que ça t'a fait nouvelle boobu yëguma ko de jël na pause non mais ñooñu déggoo ma de bii fa ñooñu suñu papa lañ du ma dugg sax di détail di xool lu tax li waral li du caaginu moom bàyyi na du caaginu bàyyi na man du ma dugg sax si détail bu suñu papa yooyu ay ku ci mel ni papa Youssou Ndour ay ku ci papa mel ni papa Baye Mal ay ku ci mel ni papa Ismaël Lo ñooñu seen level dafa kawe c'est des monuments ñooñu c'est des monuments ñooñu lu ñu def rek ñoom xam nañ ko parce que suñu borom moo leen may loolu waaw ñooñu suñuy papa lañ suñuy fierté lañu ñoom ñoo tax ñu bëgg musique parce que barki Demba Ndiaye defal naa suma papa Bab Mal vidéo anniversaire am mu kontaan envoyé ma vocal ñaanal ma waaw ñooñu loolu la ñu soxla si ñoom waaw loolu beneen level la beneen level la ba tax na moom ñu ngi koy wax ñooñu c'est des figures emblèmes ndax nag quand on parle de la musique eux ils font partie mais laata loolu dañuy dem xool li nga xamante ne borom diyaay bi parce que yuuxu ba rek entre ba rek ça fait plaisir beaucoup de dafay toj xol. dafa garaaw man H24 je l'écoute alors dañ koy dem seetaan daal ñëwaat léegi-léegi suñu plateau muy borom diyaay. Magi fa bintok ta fanjay Abdou Salam Sarr borom ñoñor borom batin bi borom diyaay bi ela jaay yow la doy lo Chéri Sophie Sarr borom Samba Dia doomi mer Fatou Sarr ak Mamadou Sarr bete bete bandi chéri borom diyaay Njaay ila Njaay juuju mbuuñ mooy sa yaay Joma Kudu Njaay la ni woy baayam Chéri Sophie Sarr borom diyaay borom ma seyte ma di la joobe ñu woon naa la dina la ji doomi génne génne lay doon ela Njaay borom diyaay naw naa la ngir sa jàmbaar naw naa la ngir sa mbaare la Njaay borom diyaay Chéri Sophie Sarr borom Samba Dia doomi mer Fatou Sarr ak Mamadou Sarr bete bete baangi Chéri El Hadji Njaay
jam jamoo Elan Njaay chéri son fisal jiri ngoone malaw be samba bokkum yaayu Aïcha Saliou kanku awa timbo ndey maane chéri tafa faatu supna kisha shoko xadi si rose kaylis awa njaay jaarata wol ma amilo bijou gi mu Serigne Saliou yaayu Mohamed chéri bàcc bi wuy naa la ami bala ni woowe yaayam atu si sawaane magirita rakki mu xayri te El Hadj Ndiaye Seri Safi Sarr way bi yaa ko moom jëlal e fomal sama maye ma jël xol bi taal di ayo ay buyo ay yaay boori di yaay jiri ngoone malaw be samba sama maye ma jël xol bi taal di ayo ay dina ma ko fay ma dale sele El Hadj Keita yaay doomu Médine xool ma Tande Faye Seri Abou Gueye Joli yaayu Allah sëkkal c'est une de ces sons en tout cas boo xamante ne actuellement il fait buzz ah mooy bii buzz bi yaakaar naa ne bu ñu ne son bi dafa bokk ci buzz bi nga xamante ne actuellement moo téye Sénégal ah mu nekk loo xamante ne franchement son bi damay si l'âge daf ma yóbbu ci meneen monde yuuxu bi man en fait je me pose la question ce son bu nekk code la. waaw leneen la loolu yuuxu ce son bu nekk code la. loolu appel la. ban appel ba genre. barka mboj sama njaxaale njaay sama bigi suka njaay sama duduy sa njaay sama ndeysaan loolu la ma garaaw de ndeysaan bi en fait hélas sa son bi yëpp sa son parce que ndeysaan bi dama xam ni su ma ko waxul dafa am ñu ma fay jiitu comme nit bu ko dégloo ba pare danaan oh ndeysaan balaa maa wax ndeysaan man ma jiitu leen nga teg ci lan ma ne Bladis nga bokk ndeg baay magi fa biñ toog Tafa Njaay Abdou Salam Sarr borom ñoo joor borom baatin bi borom jaay bi El Hadj Njaay yow la doy loo yow non en fait maa la koy wax la fa passé dama dugg ci benn brioche maa ngi la koy envoyé. waaw envoyé nga ma ko. waa ji ne ma man balaa maa mën a kontaan. ndeysaan foog mu déglu El Hadj Keita. waaw ndeysaan alors mu nekk voix boo xamante ne franchement ku ko déglu ne ndeysaan mooy yaa waral. te li ma lay wax à chaque fois ce son bu nekk code la. son bu nekk rek yuuxu bi rek am na foo ko teg. nemeeku nañ bi nga yuuxoo bi nga xamante ne nii ndeysaan dafay ñëw sama xel saa su nekk bi nga yuuxu waa Ngéwél dafa nekkoon loo xamante ne franchement nga ne Mayga de Mayga jusqu'à Youssou Ndour. xaalisoo mu nekkoon loo xamante ne ay code la tey nga ñëwaat andi borom diyaay loolu vaar ba la loolu vaar ba la vaar parce que ñun mënuñu tamit di jël parole grand yi parole yi duñ ko jël mais dañuy jël mélodie technique bi mélodie yi Papa Youssou Ndour moo woyoon xaalisoo ci kii bi vaar bi dama ko ne chéri waa chéri bu fekkee maa la tooñ baal ma mélodie boobu si Papa Youssou Ndour laa ko jëlee xaalisoo bajo tasaare na dunya maa la ma jugee foofu laal ci Mayga Mayga moo doon wax suba wis maay oh waaw suba wis maay waaw ni rëccu dafay wees suba wis maay man ni oh papa oh mama ne leen ko mu baal ma man sonn naa te jaaxle naa
mbëggeel may jooy loo c'est toujours des codes. ala ñëw naan xaw ma yaa ko tooy xaw ma moo la tooy ka jaar gaar lëm ci mën a dool ñu dem xooli baar man damay am mbégte di kontaan ci moom waaye itam mu nekk koo xamante ne franchement réew mi dañu ko naw El Hadj. liggéey bi set na. alors je me dis que ñan ñoo nekk si ginnaaw El Hadj. Biram Konaté moom dama ko sonal requin noo ko tuddee. Biram Konaté MG mon gars sûr Pël Fuuta bi sama Pël Fuuta bi waaw ak Aline Fall ñoom Aline Fall ñoom requin Lamine Diop ñoom Ahmada ñoom Babou Ahmed Diop le maire ñoom Malick Gadiaga ñoom Max sama ndijaay ñoom Idi sama ndijaay suma limee damay juum Assane Dian Baye Fall yi gars yi sama staff bi Cheikh Niang Ping Jelani Montréal yi gars yi daal su ma limee damay juum ñoom laay liggéeyal ñu bëgg ñu ma waaw loolu te man ak ñoom ñëpp tay démb la ay grand Alsane Ndaw ñu nga xam ne dañ may doole dañ may jàppale fu ma jug ñu jug fa lu ma xew la ñu ñoo ci jiitu sama sécurité bi ñoom Aatu Mborodi ñoom Issa ak Moustapha ñoom Badar Sène gars yi mafia bi sama groupe Tete ñoom Alaaji Fay Zapata groupe bi ñëpp Mamour Kassé maa ngi nuyu groupe Tete bi yëpp parce que ñoom lépp la Lamine Elou Mansour Bass Capi Batterie sama mafia bi daal lépp ñoom la Baba Tafa Ndiaye 5-5 waaw tout ensemble parce que je me dis que lépp ci El Hadj la. waaw lépp ci nit ki la parce que tamit am na tamit ñoo xam ne doo xam ne El Hadj artiste yi noonu la demee am na ñoo xam ne tamit ñu ngi may jàppale ci suuf ay Karamoto office équipement kër gi immobilier gars yi ñoom tamit ñoo may sponsorisé KMF kër Mouhamadou Fadal gars yi daal ñoo jàpp ci El Hadj Keita macha allah équipe bu am doole la macha allah. jàpp bi dëgër na lool. waaye dañu ñëw fii donte émission bi guddul lool dañuy ñëw ngir mën a xamal ni actuellement lii buzz bi te buzz bi yaakaar naa ne mooy. li nga xam ne non buzz bi yaa ko yor. non buzz bi yaa ko yor sama waa ji. Big Faa yaa yor buzz bi Big Faa. mayoon na ma ko Big Faa. waaw ba ñëpp Sénégal. foog na man la ñuy way. non yaa ko moom. du man sama maman Big Faa la. mais mu nekk koo xamante ne buzz bi yaakaar naa ne ki ko yor mooy borom diyaay tey mooy stratégie bi buzz bi mais tey duñ fi ñëw ba dem dañuy wax sa papa ji muy Papa Thione. mu nekk koo xamante ne nii yàggoon nañ ñëw bëgg a defa yow émission ndax fi mu la tegoon dafa sori woon lool. baskan bi yëpp daan koy naw El Hadj Keita nekkoon koo xamante ne nii tamit dafa neex a jàppale ndax talent gi nekk ci moom rek c'est extraordinaire alors barki de moo Ndiaye ba nga yéegee si concert Wally Ballago Seck tu as fait le show. mais à l'instant loo yëgoon. waaw parce que yoon boobu mooy continuer rek li ma Papa Thione yéene woon bëggoon loolu mooy continuer rek parce que su ma nekkaatee fii di wax su ma déggante ak Papa Thione sax day nduru leneen ñëpp xam nañ àdduna xam nañ ndax man daanaka sama soirée yu bari biir penc mi la waaw te loolu yëpp grâce à Papa Thione ñu koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam àjjana doon këram waaw loolu lañ mën a wax mais le chemin continue daal incha allah le chemin continue may nuyu Wally ak ñoom Aline Seck famille bi yëpp waaw di kontaan ci ñoom woyu Papa Thione yi yëpp laay jël mit lay ko génnee ko def ko clip incha allah loolu mi ngi ñëw incha allah mi ngi ñëw alors gis nañ ko mais bëggoon naa nga may ñu tuuti si waa Papa Thione. bi ma gaañi xeebe yow yaa ma jox penc mi yow yaa ma jox penc mi aar nga ma ba fàttewuma malo Mariasin. en tout cas j'aime beaucoup sa voix El Hadj Keita moo koy xarit ñu ñuy seetaan yaakaar naa ne émission bi nekkul émission boo xamante ne dañuy xal li jëm waaye itam dañu xam exactement la personne mais projet yi fu mu toll actuellement balaa ñu tëj émission. waa projet yi ñu ngi si ak waa groupe Tete incha allah ñu ngi waajal yu mag
ay bés yu mag incha allah ñu ngi waajal sax grand théâtre parce que am nañ fa benn date phare boo xam ni chaque at incha allah dañ koy biisaat incha allah dañ koy biisaat incha allah mais bii du am di ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi de la Médina sunu papa borom CATB ndax moom tamit ñu ngi ñuy dimbale dans tous les plans Messi de la Médina ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam parce que ñun fierté Médina nañ ku bëgg Médina rek dañ lay bëgg kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba sunu papa boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko ndam waaw may ko ndam ñun ñu ngi ci ginnaawam yàlla baax na liy ñëw a dàq incha allah. nga wax si Buzz. Buzz yéen a fi ne yéen a xew ci jamono yéen a fii paaj. Buzz. ci mi di kontaan ci moom bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci biiram moom mi nga xamante ne franchement nit ku ñàkk ki ñaan laa ko bàkkee l'âge ñu ngi koy woo di ko sonal saa su nekk itam waaye itam li la war bu la wàccuwul wareef lay doon ci yow actuellement wareefam moom mooy mu téye sénégalais ndax nag ki mu téye mooy dis lool muy El Hadj Keita le Neymar de la musique sénégalaise amis chers téléspectateurs xanaa di kontaan ci yéen El Hadj di kontaan ci yow mi nga xamante ne saa su nekk itam saa bu ñu ñëwee rek nga dalal ñu dalal bu mucc ayib waaye itam nga nekk koo xamante ne franchement tu donnes des conseils et que sénégalais di ko apprécier bu baax a baax ndax nit ku ñàkk ki ñaan nga alors di kontaan bu baax a baax si ñi doon suivre à travers RDV mi nga xamante ne ni mooy rajo Dunia Vision merci à Mame Diarra yaayu Serigne Touba Mbacké di kontaan si moom bu baax a baax taal bi Serigne Saliou Mbacké bi dañ ko bàkkee saa su nekk borom jàmm ak jamono ñu raxa bantar gën mais aussi merci à Jean notre réalisateur mi nga xamante ne ni moom saa su nekk itam bu ñu li nga xale di wax xale Pikine bu ñu belloo rek waa tous tasari bu ñu bellee rek moom moo tax mais merci aussi à mon oncle connecté depuis Rufisque Pape Sall le grand médecin merci aussi à Madame Sall merci à Khadija merci aussi à Baye Am merci en tout cas à mon frère à moi moom xam na ko moom mooy Biram moom mi nga xamante ne franchement ñëpp koy kontaane mais merci à ma mère Sall ngaari taal bi Serigne Babacar si yow nee na la si Alpha Ali muy ruboy la bàkkee si Malick si fa génn mi ci ngowaan Bakare dara mam akam loo kumba ci am bu kuma pendax bañ penda xaar yàlla bokku coor yow kenn du yow ci man da nga gën baax riche franchement merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers RDV c'était Bifa l'animateur de la nouvelle génération le beau intelligent fidèle amoureux d'origine rufisquois merci à vous et à la prochaine.